auzu billahi shami alim min sharri sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim salaamaaleykum mbokku jullit yi salaamaaleykum mbokku taalibe yi yéen a ngi ci seen télévision Nourou Binako TV la lumière du continent noir Nourou Binako TV nag di télévision bi nga xamante ne li ko tax a jóg rek mooy liggéeyal diine l'islam ci bépp boor moo xam tarixa bu mu mënti doon moo xam foo mën a bokk tey dundal li nga xamante ne moo di sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ànd ci ak yéen Nourou Binako it di yëngaltuwaat ci li nga xam ne moo di lu jëm ci aada ak cosaan maanaam culture muy télévision bi nga xamante ne samp nañu ko ngir liggéeyal l'islam ànd ci ak ay ndaw ànd ci ak ay mag ànd ci ak ay góor ay jigéen ngir fësal lépp loo xamante ne rek ci diine l'islam moo ko tax a jóg gannaaw boobu rek ñi ngi ziar di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne it gëjoon nañ ñu gis ci seen kanamu écran tey yàlla def na ñu nekk fii nga xam ne moo di Rosso Sénégal te buñ nee Rosso Sénégal xel yëpp ne Rosso Mauritanie mi ngeen di seen sama ginnaaw te bis bu ñu nee Rosso Sénégal Rosso Mauritanie rek ngeen gis mbooloo mi ngeen xam ne am na lu xew muy lan muy pèlerinage Nimjat 2019 buñ nee pèlerinage Nimjat nag muy woote bi nga xamante ne sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote nañu ko ci dëkk bu tedd bi dëkk bu sell bi fi nga xamante ne moo di Nimjat nekk fii nga xam ne moo di réew ma leen ngeen di seen di Mauritanie ndax sénégalais yi di fa jóge ak kudul sénégalais gambiens yi guinéens yi maliens yi ñëpp di quitté ngir ñëw fii nga xam ne moo di Mauritanie dem Rosso ngir ziyaare maam Cheikh na Cheikh Saadu Labi buñ nee Cheikh na Cheikh Saad bu nag wax xeer kenn dootu ko présenté si jamono ji nga xam ne mu am téeméeri at ci biir suuf te Cheikh na ne bindoon ne ay mbiram yazdaadu fi kulli sana chaque at dafay gën a yokk sa at dafay gën a bees lii bokk ci ay mbiram bokk ci ay liggéeyam kon ñoo ngi fii nga xamante ne moo di Rosso di waajal dem ziyaare ji doomi Cheikh na Cheikh Mohamed Fadel Mamin boobu noonu di nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaanal xalifa maam Cheikh na Cheikh Saadu Labi Cheikh na Cheikh Aya uldi Cheikh Taalib Buya uldi Cheikh na Cheikh Saad bu yàlla na ko fii yàlla yàggal lool wéral ko mu yàgg ak taalibe yi lool ndax liggéey bi nga xamante ne mi ngi koy def depuis bi nga xamante ne wuutu na magam cheikhal na cheikh bu nan na di ñaan yàlla suuf oyof ci kawam di ñaan yàlla taas ñu ci leeram mu wutu ko ci xalifa bi mu amal liggéey boo xamante ne liggéey bu mucc ayib comme ni ma koy faral di waxee objectif am li mu njëkk a woote moom Cheikh na Cheikh Aya mooy waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarrahu muy jàpp ci buumu yàlla bi booloo te bañ a tàggalikoo ndax muy a jamaatu rahma kon nañ ko ñaanal ci loolu nga xamante ne maamam sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la doon dox loolu nga xam ne maamam Cheikh na Cheikh Mohamed Fadel Mamin ci la doon dox waaye it loolu nga xam ne maamam Cheikh na Cheikh Saad bu ci la doon dox moom Cheikh na Cheikh Aya mu nekk ci di ci dox rafetal ko di ñaanal yàlla guddal fanam di ñaanal yàlla it sunu xalifa bi nga xam ne mooy xalifa Cheikh na Cheikh Mahfou ndax ku ne Nourou Binako sa xel day dem Binako dëkk bi nga xam ne Cheikh na Cheikh Mahfou doomu Cheikh Abba ñu naan ko Jalisul Moustapha doomu Cheikh na Cheikh Mohamed Fadel ki nga xamante ne doom la woon ci maam Cheikh na Cheikh Saad bu donte du woon doomu gaño ci Zahir waaye doom la bi nga xam ne magam maam Cheikh na Cheikh Saad bu magam ku ñuy wax taalib ku ñuy wax Abba Cheikh Abba Jalisul Moustapha moo ko jur muy ndaw mu jël ko jox ko maam Cheikh na Cheikh Saad bu mu jàngal ko yar ko tarbiyu ko seexal ko kooku créé taxawal dëkk bi nga xamante ne moo di Binako ci ndaw ba nga xam ne nekk na xale ñu mës maam bu ko bàyyam daan téye mu naan Binako muy nit ñu ñuul ñi loolu moo waral tey Nourou Binako muy la lumière du continent noir kon mbokk yi seen télévision NBTV fas yéene leen dëkkal lépp loo xam ne rek am na fii ci pèlerinage Nimjat bi mu tàmbalee Rosso Sénégal lu tàmbalee Mauritanie biir Nimjat ñu incha allah ñu am yéene jàllale leen ko en direct ci kaw loolu nag Nourou Binako TV bëgg a génne si beneen aspect maanaam xam lan la pèlerin yi gannaaw tout di jànkonteel gis ngeen ko dinañ ci ñëw ak yenn pèlerin yoo xam ne dinañ ñu wax lan la ñuy jànkonteel ci yoonu Nimjat bi ak yan manquement lañ fa am waaye gis ngeen ne comité d'organisation Nimjat am na ñi nga xam ne ñooy def CRD ak gouverneur bu Saint-Louis ñooy tënk waxtaan ak kilifa yi ñoom it am na loo xam ne jot nañ ko tënk ak gouvernement Sénégal dinañ ci ñëw ba xam
loolu ñu tënk ak gouvernement Sénégal ak bu Mauritanie ndax wàccoon nañ ko wala wàccoowuñu ko. dinañ ñëw tamit ci lépp loo xam ne rek xew-xew la yoo xam ne am na fi lu jëm ci sécurité bi incha allah dinañ leen fexe ba dëkkal police seen liggéey bu nga xam ne ñu ngi koy def. lu jëm ci li nga xamante ni aussi moo di mbirum santé bi incha allah dinañ leen fexe ba xamal lan la santé bi nekkee fii ci Rosso Sénégal dinañ leen jéem a tamit demal ci mairie bi xam yan disposition la ñu fi jël dinañ leen jéem a it laajal yenn taalibe yi nan la ñu gisee yoonu Nimjat bi ren 2019 ci loolu tamit dinañ leen jéem a digtal ay animation ay tàggkatu yonent ay matku ci yonent bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngeen ànd si ak seen télévision Nimjat TV kon ñu ànd seetaan lii nga xam ne moo di pèlerinage Nimjat fii ci Rosso 2019. yow nan nga gisee Nimjat bi ak taxawaay bi nga xam ne yéen a ngi koy xaar ci gouvernement Sénégal ak Mauritanie ak yan jafe-jafe ngeen di jànkuwanteel ci yoon. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp waaw. man nag taalibe Cheikh na Cheikh Saad Bou laa depuis ba ma nekkee xale la sama yaay jëloon indi ma fii may def sama ziar ba tey jii may indi sama njaboot ñaari oto laa jiital di leen indi yëpp sama njaboot di leen indi ñuy def ziar li ma bëgg a wax nag nañ ma baal li ma bëgg a wax mooy ministre de l'intérieur xanaa moom moo yilif gendarme yi ak policiers yi bu fekkee moom moo leen yilif ñu koy laaj ndax moom mu ngi yëg suñu coono wala yëgul suñu coono. bu fekkente ne ni sénégalais de l'extérieur mooy sénégalais bu jóge Sénégal di dem bitim réew bu fekkee Mauritanie bitim réew la mën a ndax xanaa yëgul suñu coono yaa ngi dégg ndaxte depuis fa ngay quitté man maa nga jóge Mbuur ba ni may accès fii Rosso dëkk boo romba policier wala gendarme dina la arrêté laaj la foo jëm nga ne Nimzaat ñu sonal la amul benn oto boo naan Nimzaat la jëm mu ne la avance da lay sonal à cause de lan ay bagages yi nga yeb si kaw ak ay yooyu te kuy jóge réew di dem réew sa lekk ak sa naan ak li ngay yëre xale yeeg sa yëpp bagage yëpp nga fay am juróomi fan wala juróom benni fan di nga yeb ay bagages nag ngay mën a yebe ay bagages ñu teel a di la sonal boo waroon a daw benn waxtu di nga ko daw juróomi waxtu wala juróom benni waxtu léegi nag may laaj sunu ministère yooyu sunu njiit yooyu ndax loolu ñoom dañ ko yëgul wa ela dañoo amul ministre boo xamante ne nee nañ taalibe Cheikh na Cheikh Saad Bou la parce que gisaguma benn ministre bu taxaw ci télé mu ne man xaadir laa bu fekkee looloo tax ñu seetaan nu président bi na bañ a seetaan loolu ndax ñun ay sénégalais la ay. sëñ bi yéen am ngeen fédération boo xam ne ñoom ñoo yor lépp lu jëm si organisation Nimjat bi. waaw ay CRD soo gouverneur bu Saint-Louis ñoom ñëpp di waxtaan. waaw xanaa li ñuy waxtaan foofu yéen doyu leen. xaw ma doy noonu xaw ma la ñuy waxtaan foofu doy na noonu waaye lii moom sama mbébét la man sama xol laa waxe man ak sama xel ak sama xalaat ñoom nag la ñuy waxante fële man xaw ma lii daal bu ko fekkee ministre de l'intérieur mën na kaa yëg wala ministre bi yor sénégalais yi jóge di dem bitim réew mën na kaa yëg nañ ñu si dimbali parce que amul sonn ku dul sonn démb ba léegi démb 6 heures du matin ba léegi ñu ngi fii ñaari fan ñu ngi fi naan ay cofantu la ñuy lekk ay naan fu mu toll suñu doom bu ku si ñibbi si buru amul kenn ku si ñibbi sa doom du si buru ñun ñi nga xam ne ñoo doon ay mag rek ñoo si tëne waaye xale yëpp dañuy daanu te duñ leen fa bàyyi ndax ay taalibe lan ñun bi nekkee xale lan ñu jël andi nu fi ñun tamit dañuy jël suñuy doom di leen jël di leen yóbbu duñ leen fa bàyyi ñuy dem si feneen de ñëpp lañ bëgg a doon ñu doon ay taalibe Cheikh na Cheikh Saad Bou. bon dama naan asalaamaaleykum wa rahmatullah avant tout di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu sëriñ maam Cheikh na Cheikh Saadu Abi doomi Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel ndaxte lii yëpp boo ko gisee moom moo ko waral man nag maa ngi tudd Ablaye Diop dëkk Louga di taalibe Chérif Dieng Mahrouf waaw di taalibe Chérif Dieng Mahrouf doomi Cheikh na Cheikh Mouhamed Taqiyullah di fas yéene dem Nimzat di ziyaara ji suñu wasila maam Cheikh na Cheikh Saad Bou. lan ngeen gis ne moom moo jaaduwul actuellement wala lu nga xam ne yéen a ngi koy daj ci yoonu Nimzat. bon li ñuy daj ci yoonu Nimzat métti na torop waaye jar na ko waaye man moom du ma wax rek lu dul di ñaax ñi nga xam ni ñoom la seen làmmiñ rëy ñi nga xam ne bu nu waxee ñëpp dégg leen ñooñu laay ñaax. di leen wax ñu jàppale ñu bu baax ci yoon bi ndaxte yoon bi métti na trop te ku ne xam na ni ñun njariñ bi ñu amal ci njariñ bi ñu am ci diggante ñaari frontières yi
bu ñuy ñibbisi dinañ fa bàyyi xaalis bu bari tey aussi it bu ñuy dem fii it dinañ fi bàyyi xaalis ndax dinañ fi dépenser ndax du ñu ñëw rek toog ak loxo yi nen croiser de ba dinañ lekk dinañ naan kon amal nañ njëriñ ñaari dëkk yëpp man daal bu ma soñoon gars yi jàpp ci bu baax a baax a baax a baax ñu xam ni ñun ci yoonu yàlla lañ jëm ñu jàpp ci bu baax dimbali ñu ci nag ci bépp moyen dimbali ñu ci wàllum maa ngi ci woo ñëpp daal ci lu waay xalaat ni lii boo ko ci defee rek avancement la rek comme niñ koy defee ci këru diine yëpp daal waaw ndaxte du pertement ndax Cheikh Saad Bou moo ne wa anna man bay aani fil ummati xadaxalla wallaahu ni'mal jannati moo ni képp ku def ci man ak samay waa kër rek ëllëg yow mal xiyam daañu la ko rembouché. kon mbokku téléspectateur NBTV comme lu ñu leen ko waxee rek ñun lu ñu tax a jóg rek mooy fexe ba ñi nga xam ne ñi ngi ñëwuñu Nimjaat ñi ngi feneen wala ñi ngi bitim réew wala ñi nga xam ne sax ñi ngi biir Nimjaat ñu xam jamono ji lan moo nekk fi nga xam ne moo di Rosso fii léegi rek xamal nañ ñu ne ziyaara bi nga xamante ne dafay am quelques kilomètres tamit Rosso xaw a jege Nimjaat 40 kilomètres donc muy waa Newelti chaque année ñoom dañuy dem di ziyaara seen sëriñ seen wasila waaye lépp ba tey rek nekk si biir tarixatul xaadiriya ba tey rek xam naa loolu information la boo xam ne ñi nga xam ne xamuñu ko woon ñu jàllale leen ko fii ci NBTV ngeen xam ko ñoom nag ñi ngi nii comité d'organisation lañu dañ leen di laaj rek papa ji yéen ngeen nekk ñi nga xam ne ay taalibe xaadar ngeen di dem ziyaare li nga xam ne moo di Newelti nekk quelques 40 kilomètres Tiganti ngeen am fa seen ziyaare bi nga xam ne ngeen koy def seen 40 kilomètres Rosso lan moo waral est-ce que mën ngeen ma ñëw ci histoire ziar bi tuuti balaa ñuy dugg si waxtaan bi. waaw mën nañ ñëw bu baax man maa ngi tudd Ablaye Mbodj maa ngi vice président fédération daayira xaadir bu Kër Cheikh Massayene Kër Cheikh Massayene moo nekk Newelti 40 kilomètres de Rosso Mauritanie ñun foofu la ñuy demee ziar mais ñun ak waa Mimsaat ñun ñëpp ay xaadir lañ ñii dañuy jokk ci Kër Cheikh Saad Bou ñii jokk ci Kër Cheikh Massayene léegi nag nun noo àndandoo ci CRD bi. ci gouverneur organisé CRD bi Ndar état bi ñu soumettre que suñu ay problème lu mu ñu permettre woon tabaarkàlla waxoon na dañu jox ay citerne yaa ngi nii di jàll waxoon na dañu jox ay groupe électrogène ñu ngi nii di jàll tey li ñu intéressé mooy baaj bi mu taxaw pèlerin yi bare nañu gis nga route bi fii ba Ortal oto yaa ngi taxaw route bi fii ba ca sortie ba oto yaa ngi taxaw na baaj bi taxaw pour histoire siyaar bi ni nga ko waxee Cheikh Massayene waalo tàkk bii tey képp ku fiy xaadir moo la jox werdu xaadir tey xalifaam bi fi nekk di Cheikh Mahamadou Saloum tey moo nekk xalifa bi ñun ñii foofu la ñuy siyaare mais ñun ak Mimsaat benn lañu ay taalibe ñoom Ablaye Sène ñooy dajandoo CRD tey fi tey jafe-jafe yi tey actuellement mooy baaj yi nag Sénégal moomu ko Mauritanie moo ko moom mais nu état bi mën def ba gën a waxtaan ak ñoom ba baaj yi yokk seen courage arrêt yi ñuy def ñu mën ko wàññi parce que yooyu li fi nekk ci pèlerin tey bu ñu góorgóorlu rek ba sàgganee dana am ñoo xam ne du ñu mën korité ji. papa ji dogguma la fi nga wax sax comme nee nga yéen a ngi assisté CRD yi ak ki nga xam ne mooy Cheikh Ablaye Sène ak gouverneur est-ce que li ngeen di tënk foofu ndax waxtaan bi jaar na fi mu war a jaar ndax egg na fi mu war a yegg. waxtaan bi tey gouverneur moo ko seere mais kenn ku ci nekk dañ lay jox nga wax sa soxla. autorité yi fa nekk répondre ci question yi yooyu nag li ñu tënkoon dara dañagu ci li ñu fi tënkoon dara dañaguñ nañ ko waxee woon ma ngi koy demee noonu duñu bëgg nag mu continuer noonu ba teer tey gendarmerie nga fi police nga fi douane nga fi sapeur pompier nga fi ñëpp nañu taxaw kenn ku nekk taxaw li mu war taxawee comme niñ ko waxee woon ci CRD bi en tout cas actuellement fii nu toll nii ña ngi koy doxalee niñ ko waxee woon mais dañ daan dem ba ca fin ba boo demee ba ca fin ba ñenn ñi dootoo leen gis. mais loolu duñu bëgg ba dañu bëgg ñu assister pèlerin yi ba ñëpp jàll retour bi la même chose actuellement naa ñu ngi ci route boobu. waaw yéen ñi nga xam ne yéen ak waa Nimjaat ñii dem Nimjaat yéen a bokk même yoon yéen a bokk benn bac bi ngeen di jël nan la ñu organiser woo yéen ak pèlerin yi jëm Nimjaat. organisation bi moo di tey route bi waa Newelti ñoo koy jël route bi la waa Mimsaat yi di jël tey bépp oto Mimsaat boo xam ni. jógewul ci zone bi bu duggee ci route bi dañ koy déclarer gendarmerie day ñëw génne ko delloo ko ci route bi day dellu ca fomb bépp oto Newelti boo xam ne dafa dugg fii te bokk ci moom tam dañ koy jël delloo ko ci route am pour ku nekk mën dem ci yoon parce que ki ñëw fanaan fi yenn fi man ma ñëw léegi bëgg dévier
wëri fële ñëw pour ñu dugal ma léegi ma jàll bàyyi ko mënul ne loolu day indi problème lii nuy wax ne ci organisation loolu lañ ci jub te instruction yooyu la gouverneur joxe képp ku yore Nimzaat jaaral ci kaw tali bi sauf ki jóge zone bi jaaral ci kaw tali bi ku jóge nawal ki jëlal yoonu suuf bi ñoom dañoo xoon dañuy génne dañuy yóbboo fii 10 oto arrêté yóbbu fii 10 oto ba balaa ñuy jeex loolu daal moo fi nekk gum leneen dañagul ñoo ngi taaxirlu bi ci kanam ba xam lu xew. asalaamaaleykum waa NB TV donc man may adjudant Faye commandant de la brigade spéciale du commissariat spécial de Rosso. Voilà donc disposition yi jël ci pèlerinage Nimzaat édition 2019 yi bari na parce que d'abord le volet sécuritaire parce que nous sommes une police des frontières te ku wax police des frontières wax entrée et sortie te c'est important donc kuy dugg dans le territoire national police ngay njëkk a jaar ñu xool la saytu say mbir pour xool ndax war nañ laa mën a admettre nga dugg ci territoire national bi wala déet ñiy génni aussi dañuy saytu seeni sortie parce que il y a des Sénégalais yoo xam ne nii des fois ils sont recherchés te bëgg a jaar ci frontières yi dem donc yooyu yëpp ñun dañuy saytu loolu mais spécifiquement pour Nimzaat bi comme c'est un événement religieux dañuy allier les deux c'est-à-dire la sécurité ak facilitation aussi parce que ça draine quand même des milliers de pèlerins donc mënoo imposer un système strict de contrôle surtout concernant la sortie voilà motuwaay yooyu daal jël nañ ko laaj ngeen ma est-ce que am nañ jafe-jafe ñun ak pèlerins yi du côté sénégalais amuñu benn jafe-jafe mais jafe-jafe bi moom mën a noter mooy traversée bi dafa yéex parce que aussi bakk yi du bakku Sénégal bakku Mauritanie la des fois heure bi ñuy ñëw day yéex léeg-léeg aussi ñu ne la benn bi dafa panne te yéen a ko gisandoo gis ngeen oto yi ni ñu baree ci yoon bi donc bu fekkee benn bakk rek moom moo koy bugg a traversé loo dafay jël temps loolu nag aussi des fois day jouer ci esprit pèlerin yi te fii aussi c'est une zone qui fait un peu chaude plutôt donc loolu day jouer ci seen esprit surtout attente beeg yooyu des fois man léeg-léeg dina am ñoo xam ne dañuy ñëw fii sax di def ay réclamations mais bu ma leen leeralalee dañuy comprendre parce que aussi ñun on fait de notre mieux vraiment pour que kenn du fi sonn waaw mais comme aussi des fois benn bakk moom mooy daw te ñëpp ñooy bëgg a demandoo des fois dafay xaw a jafe ci ñoom day jafe ci ñoom jafe aussi ci ñun donc problème boobu daal laa constaté woon boo xam ne nii mën naa koo noter. Nimzaat moom def naa ko ay yooni yoon beaucoup d'éditions m'ont trouvé mais je n'ai jamais quand même noté un cas d'agression. Les petits larcins quand même sont fréquents parce qu'il y a des jeunes qui viennent d'autres horizons yoo xam ne nii ils profitent de ces événements-là pour commettre de petits vols surtout les vols de portable waaw les vols de portable sont fréquents très 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 fréquents moo tax des fois lors des CRD dañuy sensibiliser pour que pèlerins yi bu ñu ñëw ñu jël seen disposition waaw donc loolu la les petits vols là daal ñoom ñoo gën a bari daal. waaw non vraiment amul benn problème ah donc ils sont disciplinés des fois boo leen expliquer ñoom dañuy comprendre franchement en toute franchise parce que même ku ci am lu la naqari boo ñëwee ci bureau bi fii bu ma la expliquer da nga ne ah man non franchement xamewuma ko woon noonu. policier moom mission bi ko gën a ñor mooy la sécurité des personnes et de leurs biens donc fii képp ku fi jaar di dem d'abord am nañ des éléments yoo xam ne dañ leen a teg au bord du fleuve pour d'abord empêcher les enfants de se baigner au niveau du fleuve parce que déjà ça c'est une mesure sécuritaire même les adultes aussi ont été sensibilisés en ce sens des fois même suñu vedette dafay def des patrouilles tout au long du fleuve pour sensibiliser nit ñi ñu moytu le fleuve. Encore au cours de l'embarquement des pèlerins tous les véhicules il n'y a pas un véhicule qui embarque à bord de passagers donc ñëpp dañu wàcc ñëpp la ñuy wàcce
chauffent le chauffeur qui conduit est autorisé donc à embarquer à bord du véhicule. Sinon, tous les autres passagers, dañu wàcc jël rampe bi nga xam ne c'est spécifiquement donc aménagé pour les piétons. Maintenant, pour de l'autre côté, xam nga la Mauritanie aussi c'est un pays souverain. te bu fekkee jox nga discipline sa force de sécurité boo demee réewu jàmbur normalement war nga leen mën a jox discipline yar ak teggin. C'est ça qui est recommandé, loolu lañ leen di recommander parce que aussi pays bu nekk am na ses réalités, tu as vu. Donc le comportement bi ñuy affiché fii ci ñun franchement bu ñu ko affiché fale de l'autre côté j'estime que y aura pas de problème waaw parce que mosuma noté un cas d'indiscipline des pèlerins à l'égard donc des forces de sécurité et de défense qui sont mis au niveau de la frontière à l'occasion donc du Nimzat édition 2019. Comme je vous l'ai dit dans la version Wolof, les dispositions prises par la police des frontières, c'est d'abord des dispositions sécuritaires. La mission principale, je crois, de la police nationale, c'est d'abord la sécurité des personnes et de leurs biens. Maintenant, nous allions la sécurité et l'immigration en même temps, parce que c'est le contexte actuel qui le demande. Parce que toute entrée et toute sortie du territoire national doit être donc maîtrisée par la police. Parce que si vous savez, le plus souvent, les grands délinquants profitent donc des événements religieux ou bien des événements qui drainent beaucoup de monde pour pouvoir donc se faufiler, surtout s'ils font l'objet d'une interdiction de sortie ou bien d'entrée. Donc ils profitent donc de ces moments pour entrer dans le territoire national ou bien d'y sortir. Donc là, nous prenons toutes les dispositions sécuritaires donc, par rapport à ça. Donc il y a des équipes qui ont été mobilisées. Donc nous avons aussi un système dénommé système Sécuriport qui nous aide à déceler par exemple toutes les personnes qui ont été recherchées et qui sont mises donc dans notre base de données. Voilà. Bon, les recommandations pour les pèlerins, surtout de l'autre rive, c'est d'être discipliné et observer donc les orientations ou bien les indications qui vont être données par les autorités de la République islamique de Mauritanie, comme ils l'ont fait plutôt avec les autorités sénégalaises. Et là, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Et donc, je vous remercie aussi de votre visite. L'autorité certainement va saluer donc cette initiative, parce que peut-être il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la mission de la police des frontières. Donc, à travers donc des interviews pareilles, donc je crois que ça pourra être apprécié par bon nombre de Sénégalais. Et je vous remercie. Alaikum d'abord, je suis Bassirou Ndaw, infirmier chef de poste au Sénégal. Donc, c'était juste mon identité, quoi, en fait. Okay. Merci sur cette question. Je dis que ça va tonto. Certes, poste bi jël na disposition, mais avant poste bi d'abord dama naan le district parce que aussi poste bi entité la boo xam ne mu ngi bokk ci le district te district bi mooy Richard Toll. Donc à la suite du CRD bi nga xam ne defoon nañ ko am na ay recommandations yu fa génnoon léegi nag recommandations yu aussi ñu ngi def suñu kéemtalaay kattan vraiment pour mettre ko en exergue. Li ci jiitu woon mooy ñu fexe d'abord comme que gis ngeen ne affluence ñu ngeen ko waxee affluence bi am fii au niveau de Rosso surtout débarcadère bi day jéggi dayoo de ce fait que on avait dit que ci kii boobu noonu ci CRD boobu noonu ñu fexe am benn équipe bi nga xam ne day nekk au niveau du débarcadère pour au cas yi nga xam ne ñu gisee yenn cas yi ñu mën leen jël en charge aussi kooku benn mesure la boo xamoon jëloon nañ ko. Beneen mesure bi aussi comme que 2 événements la am na ñuy dem Nimzat am na ñuy dem Nowal gi donc aussi on avait décidé que ñu am équipe boo xam ne aussi dañuy ànd ak waa Nimzat yi au moins aussi pour ñu demee aussi ñu mën a jàppale leen seen wér-gu-yaram ba keroog ziyaara bi di jeex. L'autre c'est par rapport à Nowal gi de même aussi am na équipe boo xam ne moom moo fa war a dem te équipe yooyu aussi yëpp boo xoolee accompagner nañ leen. En médicaments mais aussi en logistique parce que am na ay ambulance yoo xam ne dañ leen di topp
pour au cas bu amee ay cas yi nga xam ne dafa laaj référence ñu mën leen évacuer gaaw donc yooyu ay mesures la yi nga xam ne jël nañ ko suñu autorités yi au moins pour faciliter pèlerins yi ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm. En plus de cela am na waa Croix-Rouge ñu ngi fi parce que chaque année aussi ñoo ñuy appuyer donc aussi ñoom ñu ngi fi ak les kii le service de les sapeurs ñu ngi fi aussi ñoom tamit ñu ngi ñuy jàppale ci wàll boobu donc je pense que ne li war daal pour l'instant lépp mu ngi en place donc côté boobu loolu laa am lu ma ci indi quoi parce que xëy na climat bi aussi joué na ci parce que période bi da doon fekk mu tàngoor bi nga xam ne xëy na nit ñi ak voyage bi dañuy sonn de ce fait que malaise yi da doon bëri aussi des fois da doon am ay cas de noyade parce que tamit des fois nit ñi dañuy ànd ak seen i njaboot mais duñ leen mën a téye surtout xale yi dañuy jékki-jékki rek dem gis nañ ndox dañuy bëgg a dem sangu yooyu da doon tax des fois ñu am ay cas de noyade mais cette année ci alhamdulilah cas yi bareeguñu signalé guñu fi benn cas de noyade peut-être am na des traumatismes par-ci par-là mais bareegul pour wax la neen en tout cas pour l'instant situation bi c'est calme quoi donc loolu la ñu amoon luñ ci wax pour l'instant di ñaan yàlla mu continuer noonu gars yi dem ak jàmm ñëw jàmm quoi. surtout conseil bi ma leen di jox mooy d'abord ñu prudent ñu dal aussi ku ci am yëg loo xam ne xëy na d'habitude mosoo ko yëg aussi ñu ngi sur le terrain nañu rapproché Croix-Rouge yi ñu ngi bu dee ci débarcadère bi la ñu ngi fa dañ leen rapproché au moins dinañ leen acheminer vers ñi nga xam ne ñoo leen di jël en charge muy benn ñaareel bi aussi tout au long du voyage aussi parce que à Nimzatt comme ni ma ko waxee déployé nañ fa benn équipe ku ci dem aussi yëg quelque chose bi nga xam ne mosoo ko ressentir aussi bul xaar ba mu terrasser la jéemal approché les agents de santé ñu ngi foofu sur le terrain de ce fait que aussi dina leen mën a taxawu quoi bu dul loolu aussi comme toute mesure de sécurité bépp voyageur kooku ñu ngi koy ñaax vraiment mu mature quoi surtout mag bi maanaam ñu yenn comportement yi c'est à bannir quoi ñu xam ne fi ñuy dem tiyaaba la ñuy wuti kon donc am na yoo xam ne àndul kon kooku daal conseil boobu laa leen di jox seen wër-gu-yaram nag aussi ci weeru koor lañ nekk je pense que ne aussi depuis booba léegi nit ñaa ngi woor ñu ngi suivre peut-être conseil yi leen joxoon te jàpp naa ne amuñ ci benn jafe-jafe nañ continuer noonu Korité bi ñoo jàmm ñu feete ko ensemble te li taxaw ñu dem fa aussi yàlla defal ñu conseil boobu daal laay joxe mais daal n'hésitez pas képp ki nga xam ne daal en matière de santé gis na jafe-jafe équipe yaa ngi sur le terrain. Cheikh Abdoulaye Sène coordonnateur national président de Nimzatt maa ngi lay nuyu di la gërëm di gërëm mbokku jullit yëpp di baal ñëpp àq te di baal àq ñëpp comme ni nga xamee ñun bu ñu xasee ba koor rek taalibe xaalis yëpp seen xel du nekk si kër lu kër Cheikh Saad Bou Abi dem ziyaare seen sëriñ dellu si ren si mois d'avril bi Cheikh Aya oul Cheikh Talibé xalif général des Khadres de Nimzatt président Macky Sall daf ko recevoir au palais pendant 1 heure de temps bi ñu ko recevoir ñu toog waxtaan ak moom wax ko conditions yu ñu bëgg yëpp le président Macky Sall appuie son téléphone woo tous les ministres yi nga xam ni dañu participer sur le pèlerinage ku nekk mu jox la institution ferme pour ñu defal ñu suñu bëgg-bëgg alhamdulilah rabbi alamin lépp engagement bépp engagement boo xam ne le président Macky Sall jëloon na ko respecté na ko ñu koy gërëm di ko sant ren sax yokk na si 50 toilettes mobiles xam ngeen fii àll dafa metti mais toilettes mobiles sax daf ko bëggoon yóbbu ba noonu Nimzatt maa ne que Nimzatt c'est un peu enclavé ak problème vidange ça va causer problème donc fii tey jii ren am na rénovation ay 50 à la disposition des pèlerins donc dara manqué wul ñu ngi koy gërëm di ko sant si CRD bi ñu organisé woon à Saint-Louis avec le gouverneur régional CRD bi ça s'est très bien passé tous les chefs de service ñëw nañu ñëw discuter waxtaan bu solution bu trouver solution ci nan lañ mën Nimzatt
man demee ba ñu man saafara jàngoro yi ak problème yi. maa ngi lay nuyu di la gërëm di gërëm mbokku jullit yëpp di baal ñëpp àq te di baal àq ñëpp comme ni nga xamee ñun bu ñu xasee ba koor rek taalibe xaalis yëpp seen xel du nekk si kër lu kër Cheikh Saad Bou Abi dem ziare seen sëriñ dellu si ren si mois d' avril bi Cheikh Aya oul Cheikh Talibé xalif général des Khadres de Nimzaat président Macky Sall daf ko recevoir au palais pendant 1 heure de temps bi ñu ko recevoir ñu toog waxtaan ak moom wax ko conditions yu ñu bëgg yëpp le président Macky Sall appuie son téléphone woo tous les ministres yi nga xam ni dañu participer sur le pèlerinage ku nekk mu jox la institution ferme pour ñu defal ñu suñu bëgg-bëgg alhamdulilah rabbi alamin lépp engagement bépp engagement boo xam ne le président Macky Sall jëloon na ko respecté na ko ñu koy gërëm di ko sant ren sax yokk na si 50 toilettes mobiles xam ngeen fii àll dafa metti mais toilettes mobiles sax daf ko bëggoon yóbbu ba noonu Nimzaat maa ne que Nimzaat c'est un peu enclavé ak problème finance ça va causer problème donc fii tey jii ren am na rénovation ay 50 à la disposition des pèlerins donc dara manqué wul ñu ngi koy gërëm di ko sant si CRD bi ñu organisé woon à Saint-Louis avec le gouverneur régional CRD bi ça s'est très bien passé tous les chefs de service ñëw nañu ñëw discuter waxtaan bu solution bu trouver solution ci nan lañ mën Nimzaat man demee ba ñu man saafara jàngoro yi ak problème yi. xam nga de tout le temps moom foule buy déplacé wu il faut qu'il y ait contrôle kooku moom c'est normal contrôle bi du ko foo ñu contrôler parce que tout le monde xam nañ ni moment bi ñu toll lu nekk da mën a xew si addina bi lu nekk mën a xew si réew mi donc contrôle obligatoire am na si biir contrôle bi nag bon wax en CRD wax nañu ni bu policier wala gendarme arrêté oto bi nañu bàyyi chauffeur bi wàcc ak convoyeur bi dem négocier mais malheureusement da nga si policier bu arrêté gendarme 20 personnes 50 personnes ànd yëpp créé boucan ku ñu coow lu jàppal bàyyi policier bi dis boppam pèlerin dis boppam mu indi confusion mais bu fekkoon ne bu ñu la arrêté chauffeur bi wàcc waxtaan ak autorité bi vraiment problème du am ndax moom contrôle am na c'est obligatoire ak nu mu mën doon man sax dañu may contrôler donc contrôle mënul si ñàkk li waral loolu mooy dañuy ñëw malheureusement voilà 3 jours 2 bacs moo doon dem d'habitude ren ñu ñëw benn bi panne benn mooy fonctionner donc benn bac buy fonctionner wala yóbbu des milliers de véhicules foog mu métti loolu mooy waral nit ñi di yàgg fi ren bi yàgg mais d'habitude bac bu 2 yi demee à partir de 2 heures du matin benn oto bi fanaan malheureusement ren y a eu qu'un seul bac tey si suba le deuxième bi door déclenché ba mu ngi yóbbu les pèlerins am nañu fekk ce soir vraiment bu ñëpp demul tam dafay des dana néew trop bon am na oto yoo xam ni ay shérif ñoo ko yor shérif yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy recevoir ku si ñëw wala nga jox autorisation nga dem pour jiituñu toppatoo loolu te shérif itam ay kilifa lañu donc waruñu ànd taalibe yi shérif bu ñëw war na la yëkkati teral la jox la sa wàccuwaay jox la sa laissez-passer nga dem am na si ay nit yoo xam ne kilifa lañu ay responsable lañu tarixa yi responsable lu diine lañu responsable lu leneen lañu ñooñu tam mënuñu yem ak taalibe foo ñu ormal leen jox leen laissez-passer ñu dem am na si ñoo xam ne ay malade lañu bu ñëw on serait obligé xamante nañu ñu jox leen laissez-passer mu dem loolu moo tax am na ay oto yoo xam ne dañu ñëw rek ñu bàyyi la ñu dem xam nga dara laqatu si gannaaw je vais en profiter pour remercier le gouvernement mauritanien ñëpp xam nañu bu ñu jógee Sénégal di dem Nimzaat nous sommes exonérés du taxe amul benn taxe booy fay lépp loo xam ne en temps normal da nga koy fay état mauritanien baal nañu ko jël ko en charge donc voyage bi mu du nekk voyage bi yomb amul ñun yàgg nañ ci voyage bi lépp loo xam ne xam nañu li koy doxal dox nañ ko mais yàgg fu mu yàgg fii nag fii bu doon Sénégal yeggoon nañu mais da ngay traversé bac boo xam ne bac vétus la bac bu màggat la mënul daw 2 heures et 2 heures am na moment boo xam ne dafay taxaw ba sedd door demat mais donc foog yàggaay bi foog mu am fi des milliers de véhicules bu ñu jàllandoo te on a prévu un pont bu doon pont bi amatul problème ñëpp jàll nañu comme amagul pont nag benn bac 2 pont bi non c'est pas nous c'est l'état du Sénégal le président Macky Sall bi mu ñu recevoir nee na financement pont bi pare na lépp pare na ak quelques modalités moo des loolu la ñu wax au mois d'avril nous sommes au mois de juin donc c'est pour bientôt nee na toutes les modalités pare na donc il n'y a que le démarrage kooku c'est interne ñun ça nous regarde pas et ça nous dépasse c'est entre les 2 états li ñuy dénk taalibe bi rek mooy ku jógee si sa kër dem di ziyaare sa sëriñ dafa am melokaan boo war a mel war nga solo bu yiw war nga solo bu normal war nga am yar ak teggin lu baax ku bëgg fa mu métti bu dee Makka sax ñu xam ne ñu métti na donc lu baax fa mu métti ñu xam ne Mauritanie tey jii bu doon ñun ni ñu ko bëggee ku jógee sa kër dem julli ji dellu si tey boo ñëwee boo génnee fii yoon wi baaxul ay kër mais man jaar naa fi 3 jours gis naa ñoo ngi sëkk ñoo ngi defar donc aussi nit ki lu mu mën lay def
sëkk boobu ak defar boobu yàlla na matale ba yegg si Rosso bu ko matalewul tam ñu xam ne ñoom jéem nañu yem nañu fi ñu war a yem xëy na loo xam ne waroon nañ ko di def bu yàgg mais ñun fi li ñu mën yem xam nañ ne bu mois de Ramadan bu amee Nimzaat lañ jëm état bi Mauritanie waroon jël ay engagement mais nag defal ñu loo xam ne tam bu li amee tam ñu jëm ko supporter jëm naxante rek oto yi def nànk pèlerin yi def nànk yëpp ñu def ko si jàmm ak salaam voyage sa nànk dem si nànk jërëjëf ko ñoo ko yéen tam ñoo leen di ñaanal parce que lii ngeen def tam baax na si nit ñi vivre li xew fii xam li xew fii am na solo top ndax weddi di bokk si donc vraiment ñoo leen di ñaanal yàlla na nga gën kawe yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla may wér yàlla na yàlla musal kontaan nañu trop. kon mbokk yi mbokk téléspectateurs yi comme ni ngeen ko gisee rek nu leen ko waxee woon léegi rek c'est njëlbeen ba lépp lu leen ci waxoon rek yàlla dimbali nañu kàttanal nañu ba ñu defal leen ko ba ñu wan leen ko yéen a ko dégg rek pèlerins yi ba tey am na ñi nga xamante ne ñi ngi ñaxtu ñi nga xam ne ñooy comité d'organisation bi ñi ngi rassurer que ne ñoom lépp loo xamante ne tënkoon nañ ko ak gouvernement Sénégal ak gouverneur bu Saint-Louis ñoom matal nañ ko te ñi ngi ci kon nag mbir maa ngi noonu yéen a ko gisandoo yaakaar naa lépp lu doon question yi nga xamante ne jaaxal na leen rek jotoon nañ ko exposé laajte nañ ko di gërëm rek li nga xam ne moo di police nationale surtout police bi nga xamante ne moo nekk fii ci Rosso vraiment ñu dalal ñu may ñu possibilité ñu am ak nag ñoom waxtaan bu yaatu di ci gërëm le commandant le commissaire macha allah ak son adjoint di leen ci sant bu baax di gërëm aussi poste de santé bu Rosso bi nga xamante ne aussi permettre nañu ñu am ak ñoom waxtaan bu yaatu di leen rassurer que ne sécurité am na fi y a la police y a la gendarmerie ci côté aussi sapeur pompier mi ngi fii lépp loo xamante ne rek ci côté aussi santé bi poste de santé bi ba si district bu Rosso ñoom ñëpp assuré nañu li ñu amoon pour def yëpp def nañ ko fa tabaarakallah kon tamit li nga xam ne moo di comité d'organisation bi sama wet gis ngeen ñoom it fii la ñu nekk di enregistrer oto yi di enregistrer nit ñi nga xam ne war nañu jéggi pour dugg gratuit lañ leen koy defalee fa tabaarakallah kon mbokk yi lii mooy li nga xam nag mooy li am Rosso mais di wax nag ne situation bi vraiment mën nañ ne métti na ndax yàgg na toogaay bi yàgg na oto yaa ngi nii rang daanaka fa mu toll ak ci bac bi léegi rek Cheikh Ablaye Sène wax na ko benn bac moo doon dox tey ci suba la deuxième bac bi tàmbalee dox kon ñi ngi ñaan yàlla peut-être fii ak guddi dina situation bi dina xaw a favorable un peu kon yéen ñi nga xam ne yéen a ngi suivre seen télévision NBTV fii ci Rosso Sénégal ngeen ànd si ak Mouhamed Abdallah Camara ànd si ak ay caméramanam Souleymane Meng Babacar Ndiaye ak ki nga xam ne moo di le rédacteur en chef Cheikh Bolondi Diop kon nag ñu ngi leen di dox dig daje ci kanam tuuti incha allah ñu dugg Nimzaat fas yéene leen dégtal lii di pèlerinage Nimzaat 2019. alhamdulillahi ala alwasilati Cheikh na Cheikh Saadu Labi alhamdulillahi ala alwasilati ku sopp Cheikh na Cheikh Saadu Labi defal ni sa loxo ca kaw ñu màggal borom gànnaar ak saalixiin munira na ni'ma wal jazila Cheikh na Cheikh Saadu yow dongu yaanu doy wasila ku sopp Cheikh na Cheikh Saadu Labi munira na ni'ma wal jazila yow Cheikh na Cheikh Saadu Labi summa ala wasilatul muntari salatu rabbuna muzila durri yow Cheikh na wuldu Mariama yow Cheikh na wuldu Mariama summa ala wasilatul muntari salatu rabbuna muzila durri faawna wasilatul adu biha likulli arbil arjo wasilati Cheikh Siyoox Zilullah kooku mooy Cheikh na Cheikh Saad Bou wasilati Cheikh Siyoox Zilullah Saad Bou abi man sama wal kamala asalu waay na ñëpp ni ñu màggal Cheikh na Cheikh Saad Bou Labi asalu subhanahu min fadli salatu na ñëpp julli ci yonent Yàlla Muhammad salatu ala imami rusli Cheikh na Cheikh Saad Bou sama may Muhammadu Rasulullah sama may Muhammadu Rasulullah Muhammadun safiuna fil masari wa ali wa sahbi wal azari
وبعد أني لا إذن بالله كندو شيخنا شيخ سعد من سري ما جريت في الملاي شيخنا شيخ سعد ديكال نفندر أحمد سيس سوف سخر بو ген تونتو كو لوير wax ñi ko ray doy na kéemaan Cheikh Tourane moo ko nandal ay kaasi leer ba mu doyal ba moom mu ne yàlla tool mu daa di taw bay wala ngaan waxeer du Cheikh na Cheikh Saad Bou wulu Cheikh Mohamed Fadel wulu maamin sadal wara sadal wara inna alladi awadani Cheikh Saad Bou neena muradin fi nafsi wal mawala isni sëriñ ahmadu ada wujudil hamdi hamdan yadum bi dawamil majdi la ilaha illallah na ñëpp def ni ñu màggal Cheikh na Cheikh Saad Bou góor ga defar moomu mu neet ne sama buntu si Saadu la bi Seex dem calaw jarab ngoraat ma bu net ne burwal yo ma ñaate Fatimay Seex de calaw wasila de Seex la Seex na Seex Saad Bou Saadu abi man sama wal kamala Seex Saad Bou yaay Seex Saad Bou yaay Saadu abi man sama wal kamala asalo ana ñu bëgg Seex na Seex Saad Bou asalo subhanahu min fadli salatu nañu julli ci maamam ala imam rusdi muhammadu rasulullah mooy safiyuna fil masari wa ali wa sabi wa lazari wa ba'du an la isun billahi kenn du Seex na Seex Saadu la bi min sari ma janitu fil malay arjo an yarhamani fil akhirah Seex na Seex Saad Bou wax hatta akuna khaizan mafakhira sabid imani ya khariban faraja wa khair du Seex na Seex Saad Bou waaw assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki àdduna mbokki Sénégal mbokki diaspora bi mbokki Afrique ak li ko wër macha allah ñuy jaajëfal waa Nourou Binako TV macha allah ñu ngi def liggéey bu mucc ayib ci Nimzaat gi ñu ngi koy topp depuis début ba léegi biñ déparé Sénégal ba léegi ñu ngi topp gars yi ba Rosso fas yéene ànd ak yéen ba biir Nimzaat ak la fay xew yëpp kon macha allah waa Nourou Binako TV ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla yàlla yokk seen xéwal gën a yëkkati seen i daraja vraiment gis nañ taxawaay bi ak liggéey bi ci Nimzaat gi boobu ba tey bàyyiwuñu dara li spectacle ci bis bi démb ñu ngi ci woon ak tey jii te incha allah bu ñu jéggee bag bi noonu la ñuy ànd ak ñoom ba biir Nimzaat ba retour bi kon macha allah ñu ngi leen di jaajëfal ñëpp da ngeen koy seetaan at waaw li ci gën a doy waar mooy képp ku dugg Nourou Binako TV incha allah di nga ko seetaan direct Nimzaat c'est la première fois nag ñoom ñu ñëw pour def lool kon ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal yàlla yokk seen xéwal incha allah ci barke yonent yàlla xam ci kanam tudd nag ñun ak ñoom ba ci bag bi ndax am na ñu ñuy xaar foofu incha allah. fii layli rabbahu yonent bi wa raakibu alal burraaqi jibrilu maahu salaamun kaarifi la miski yamsi wa yahtadi الله نور محمد سلام على من خال لدب من أنا يلن فقال رسول الله بعد تشاهده يلن عبد الله مودي بايم أمينة موديا عبد المناف مودي مامجا خمجين واجا صلوا على خير نبي صلوا على خير نبي صلى الله عليه وسلم صلوا على خير نبي صلوا على
فضلا أبي بالمقتدر محمد من سابق مولده به البشر يد البشر واو يد البشر فضلا أبي بالمقتدر محمد من سابق مولده به البشر صلاة والسلام على رسول الله كنا ندم بتكرم إن شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الإله مبارم نسانت يا من يوم كناسيلر تدمرم نيان موتو حضربي سهل حضرام كنالا كوملني موم سي حضربي ثم صلاة ملني لم دي سفدينك براو خالم si Mustafa ki daara ji ñoo di rijaalu hadra bi narir bu baax na sax te wér bu leen xuloo bu leen dimer baaxal na leen moom hadra bi de leen saxoo di yor kurus ku fi saxoo zikrullahi doo ci rus nim sa daaru rahman jolof leeral na ko si ay sikar ga ñëw fa moom ña ni teewoon baña ca doof baxal na leen moom hadra bi nga gis ko moom laajuloo jaas nga fekk ko mu lali pajaas mu ñalal la nga am li jaas seexal hadra me ay dara bu leen xuloo bu leen dimer na xoli leer ci hadra bi Seexna Seex Saadu Abi jàlle ñu kenn du moom te du morom ñu ñaan muutu hadra bi summa salaatu mel ni lem di saf di neex baraw xaalam si Mustafa dara ji ñoo di risaalu hadra bi narir bu baana saxtër bu leen iñaan ba fargëlëm bu leen di roy te ñàkk a xam wallahi njaw du mel ni lem baaxal na leen moom hadra bi saadu wassalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di ziar di leen ñaanal yàlla yàlla nañ ko teewaat ay déwén wa xayartu Seexna Seex Saad Bu wa xayartu Seexna Seex Saad Bu kenn du moom yàlla ñu yàlla may lépp luy ngeneel fii ñu jóge ak fi ñu jëm muy fépp Sénégal fu waay mën a ne yàlla ñu yàlla taasi barke Seexna Seex Saad Bu te incha allah fii xal bu lañ wax ke ko mocc nag moo xam la muy saf